La guerre contre l'Iran était-elle basée sur des faits ou sur des déclarations exagérées? Est-ce que xeex bi yoon la woon mu am wala ab kël bu cheytaani rajim Musaylimatul Kazzab Trump moo xam bu taal daay gi sotti ci pétrole ba yëfi yegsi fi mu war a yegsi. Aujourd'hui, on analyse plusieurs affirmations faites par Donald Trump entre 2025 et 2026 qui ont été contestées par des experts, des médias et des analystes militaires. Tey Musaylimatul Kazzab Trump fenaakoon nga xam ne yàlla daf ko may tawfiix muy fen di dajale di teg ak boppam bu rëy moom la ñuy analyser wax leen yim wax yu bari yoo xam ne buñ xooloo rek xam ne dafa waroo ak dëgg. هل كانت الحرب ضد إيران مبنية على حقائق أم على تصريحات باغ فيها؟ اليوم نحلل عدة تصريحات أدلى بها دونالد ترامب وقد طعن فيها خبراء وسائل إعلام ومحللون عسكريون. Quand un président parle de guerre, chaque mot peut changer le destin de milliers de vies. Entre 2025 et 2026, plusieurs déclarations officielles sur l'Iran ont été présentées comme des certitudes, mais certains ont ensuite été contestés, nuancés ou démentis. Voici les points clés. Diggante 2025 ak 2026 Donald Trump dafa wax ay wax yu bëree bëri yu waroo ak dëgg. ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll wi buñ xoolee ba xalaat rek dañu xam ne waa ji day gëmm di wax du xalaat. عندما يتحدث رئيس عن الحرب فإن كل كلمة قد تغير مصير آلاف الأرواح. قدمت عدة تصريحات رسمية حول إيران على أنها حقائق مؤكدة، لكن لاحقا تم التشكيك في بعضها أو التخفيف من حدتها أو نفيها، وهذه أهم النقاط. wax président suy wax tudd guerre wala xeex wala jàmmaarloo wala reyante mun na yàq lu bari parce que njiit danga koy mat bopp bu rëy ak ñaawaay du ko sottal, bari wax ak réewaande du ko sottal. Nous avons presque totalement détruit leur capacité militaire. wax bu njëkk bi mu njëkk a wax ñi faagaagal nañ leen bu yàgg. Trump moo ko wax. Trump a affirmé que les frappes américaines avaient neutralisé l'essentiel des capacités iraniennes. Des analystes indépendantes ont montré que l'Iran conservait des systèmes de défense actifs, des capacités balistiques et une structure militaire fonctionnelle. Conclusion, affirmation jugée exagérée. Trump nee na Iran liñ amoon ci arme ak lañ yaakaaroon yépp yàq nañ ko. fi na daal Iran bu doon ëw bëy fees nañ ko ba jàkkaarloog yàpp bi. bu doon dafa sol mbubu koŋ futti nañ mbubb mi def ko yaramu neen. waaye ña am xel di xalaat ne nañ Iran tey la taxawaayam gën a dëgër te défense am aar boppam tey la ko gën a man. صرح ترامب بأن الضربات الأمريكية حيدت معظم القدرات الإيرانية، لكن تحليلات مستقلة أظهرت أن إيران ما زالت تحتفظ بأنظمة دفاع فعالية وقدرات صاروخية وهيكل عسكري يعمل الخلاصة. اعتبر التصريح مبالغا فيه maanaam daf ci ëppal yokk na jaan ji ba mu gudd ba jéggi dayoo te waroon na ko wàññi. L'Iran allait attaquer en premier
Trump toog nga ba ci kanam ne bu ñu waxantee dëgg la Iran moo ñu nar na njëkk a song dañoo xam ne dafa war a song ñu gaaw song ko ak a mën a fenn. La justification centrale était l'existence d'une menace imminente. Plusieurs responsables ont indiqué qu'aucune preuve publique d'une attaque immédiate n'a été présentée. Affirmation considérée comme non étayée. bu ñu waxantee dëgg daal Iran gii moo ñu naroon a njëkk song dañ leen préparé pour song ñu ñi bañ ñu njëkk ñoo dóor ñun ñi gaaw dóor loolu la Trump wax gars yi xool ne amul benn preuve buy wane loolu wax ji ci air bi rek la ko sànni yonent bi yàlla ne ko ma yantiqu anil hawa loolu mooy contraire buy Trump di def wa yantiqu anil hawa day wax rek di sànni su man de dootu xam lu ko të كان التبرير الأساسي وجود تهديد وشيك لكن عدة مسؤولين أشاروا إلى أنه لم يقدم دليل علني على هجوم فوري واعتبر التصريح غير مدعوم بالأدلة فنتنا ñetteelu fen bi le programme nucléaire iranien a été anéanti Iran de seen programme bi nekkoon di tabax ay bomba ki defar yàq nañ ko zéro la ñu commencé waatee ak mën a fen Trump a parlé d'une destruction complète. Des experts ont rappelé qu'un programme nucléaire inclut infrastructure, savoir-faire et réseaux scientifiques. Aucune confirmation indépendante d'une destruction totale. Affirmation sujet non prouvé. Iran daal lañ amoon cay bomb moom yàq nañ ko ñun waa Amérique waaw jeex na takk gaa yi xool ne amul dara luy firndeel loolu Trump fenetina تحدث ترامب عن تدمير كامل لكن خبراء أوضحوا أن البرنامج النووي يشمل البيئة التحتية والخبرات والشبكات العلمية. لم يصدر أي تأكيد مستقل على تدمير كامل واعتبر التصريح غير مثبت. Encore fen la guerre durera 2 ou 3 jours maximum fen bu ngande bi guerre bi ñaari fan lay wala ñett mu jeex tàkk. Au début il annonçait un conflit très court. Quelques jours plus tard il évoquait plusieurs semaines. Cette contradiction a été relevée par des analystes. Trump ne noon guerre bi ñaari fan wala ñett ñëpp rek ñi matuñ ñu galax ndiku fen mu jekk ba ci kanam ne affaire bi kat dana diire ay semaine daa mel ni. في البداية أعلن أن النزاع سيكون قصيرا جدا وبعد أيام تحدث عن احتمال استمراره لأسابيع ولفت هذا التناقض انتباه المحللين. Nous avons des capacités militaires illimitées. ñu lim ca am ci arme xëpp ak lakk du ko jeexal hada ma qaala huwa nee na lu ñu am ci arme xëpp ak lakk du ko jeexal. Trump a affirmé que les États-Unis pouvaient soutenir une guerre prolongée sans difficulté. Des experts militaires rappellent que les stocks stratégiques ne sont jamais illimités. Affirmation considérée comme rhétorique politique. nee na ñun lu ñu am ci arme xëpp ak lakk jeexalu ko nañ def lu leen neex mën nañoo guerre fii ba déwén gaa yi seen xam-xam màcc ci mbiri arme ak yooyu na arme yooyu moom dafay jeex waaw comme dañ koy defar te yàq gën a yomb fuuf defar. صرح ترامب بأن الولايات المتحدة تستطيع خوض حرب طويلة دون صعوبة لكن خبراء عسكريين أكدوا أن المخزونات الاستراتيجية ليست غير محدودة أبدا واعتبر التصريح أقرب إلى خطاب سياسي منه إلى حقيقة دقيقة. nenañ daal waxi politicien la mooy fenete ne rek. La vraie question n'est pas seulement a-t-il menti
mais les informations ont-elles été présentées avec rigueur? gars yi ne comme président la donte fen na est-ce que dañoo war a wax Trump dafa fen waaye dañoo war a wax ne est-ce que li muy wax am na ci preuve man ma ne dafa fen su ma rusee wax dafa fen ma ne dafay nar su ma ko rusee wax ma ne day kàcc foofu nag laay yem les citoyens ont-ils eu succès à toutes les preuves est-ce que waa Amérique lii Trump wax biñ ko saytoo am nañ ci preuve mooy non. Les communications étaient-elles stratégiques ou excessives? lim daan wax pour préparer guerre la naxante la jaayante gën a muus wala ëppal la ak doon këlbu. Dans les conflits internationaux, la vérité devient parfois la première victime. Guerre yi am ci àddina vérité dëgg moom mooy njëkk a sooxe parce que day nekk sabar gu tas ku ne di wax pour noo jekko sa mborom comme mbër yi signé contrat sosalante ak waxalante rek السؤال الحقيقي ليس فقط هل كذب والله كذب وافترى على الله بل هل عرضت المعلومات بدقة لا هل اطلع المواطنون على كل أدلة لا هل كان الخطاب استراتيجيا أم مبالغة فيه مبالغة بكل تأكيد في النزاعات الدولية تكون الحقيقة أحيانا أول ضحية